bëgg nañ wax tout ci problème yi waxaat ko autorités yi ñoo ko gën a xam sax mais ñu gën ko leeral seen bopp itam. brièvement. waaw parce que ñu nekk ci privé bi seen durée formation soo xoolee 2 ans ou bien 3 ans lay am 2 ans moo ñuy def ñu BTS 3 ans moo ñuy def ñu licence ñu jàpp ni ñoom gën soxla nañ jàng itam ba nekk am master pourquoi pas parce que ñoom bac bu nu am bi moom la ñu nekk ci privé bi am donc pourquoi ñuy yem licence loolu itam jàpp nañ ni autorités yi war na ko xoolaat bu baax a baax pour fi mu toll nii ñu nekk ci privé bi nee naan licence ñoom ay aide ñuy jot aide ak bourse sociale te bourse ak aide boobu benn yoon koy jox si année bi te ba fi mu toll nii am na ñu bëri ñoo xam ne tey jot ñu aide ak bourse boobu ba léegi fii nii te au début sax dañ leen doon wax ni si bureau de poste yi noonu dem pour jëli ko actuellement nee nañu bureau de poste yi dañuy arrêté paiement bi léegi quand Jérémy nii dem en face UCAD pour di ko fayeeku foofu te bëri na ñoo xam ne actuellement tëj nañu ñoo ngi seen village yi am ñu nekk ba Ziguinchor ñu leen nañu ñëw camp Jérémy pour jël seen bourse ak aide yooyu ñu jàpp na lépp itam ay problème la yoo xam ni autorités yi war nañ ko mën a xoolaat bu baax a baax justement parce que mënoo wax ni début d'année ba léegi chaque fin du mois ñu ni ok mois prochain début d'année ba léegi noonu la demee suñu waxee ñu ni ci évaluation yi ñoom ñoo yéex a envoyé ay listes yi pour su ko defee ñoom ñu mën def état yi ñu jàpp loolu tegul fenn te seen doom yi su nekkoon foofu daal di gën a dimbali ndax étudiants yi nekk ci privé bi ñu si bëri dëkkunu si ville yi ñoo dëkk si village yi dañ fiy ñëw amuñu sax ñu si bëri amuñu ay mbokk ñu si bëri UCAD ñuy dem di loger foofu te ñoom amuñu benn accès bi ñu jàpp ne itam même resto amuñu accès bi ndaxte même seen carte d'étudiant yi du la jariñ lu bëri loolu itam war nañ ko xoolaat bu baax a baax même itam mooy que jàpp nañ ni tey su fekkee ñu dañu indi si établissement privé yi comme ni nga ko waxee léegi-léegi gis nga ñàkk yemale bi ak dàq bu nu dàq bi dem na ba étudiants yeneen ñu nga xam ñooy fay seen bopp dañuy woo ñu ñoo xam état du Sénégal moo la orange privé bi dem naa ñu yéen ay étudiants Macky Sall ngeen parce que yow tout le temps da ngay jàng comme ni nga ko waxee léegi toog 2 mois 3 mois ñu dàq la. am na tur bu ñu leen di woowee sax. tout à fait. doomu Macky les bébés Macky. waaw loolu tur bu nekk daan na ko tuddee ndax lan ñun ñu waroon respecté cër bu ñu waroon jox kenn joxuñu ko. mu jàpp mënoon naa ñàkk parce que bu ñu doon fay normal mën nañoo sax bañ a xàmmee. tout à fait tey jàpp nañ ni gi nga état du Sénégal xalaat bu nu amoon bi su fekkee ñun dañ leen nekk dëkk boo xam ne suñu am bëriwul suñu mën-mën itam bëriwul ñu jàpp ne leen rek mën am na jeunesse boo xam ne ñoo ngi fii nangu noonu jàng ñoo ngi jàng te bu yàgg ba ku amoon bac say parents dañuy kontaan si yow jàpp na ne pour yow réussir nga mais léegi kenn sawaratul am bac ndax xam nañ soo amee bac lu li si fekk imagine ko am bac daaw depuis daaw ba ren kenn mënu la orienté soo waxee ñu ne da ngay politique ndax lan peut-être ku la war ki dégluwu la wala considération bu la war bi joxu la ko. wala mu lay dégloo nopp politicien. tout à fait naka ngay demee di waxanteeg autorité pour am solution mais au lieu que mu xool naka lay mën a defee pour arranger seen mbir mais mi ngi jëm a xool naka la lay tonton pour tontonte loo xam ne du apporter dara ñu jàpp ni étudiants yooyu wala nouveau bachelier yooyu wala ñu nekk ci privé bi bu ñu waxee waxuñu pour di am ay réponses yoo xam ne en tout cas ay débats inutiles lay doon mais dañu wax justement pour am solution benn itam mooy que jàpp nañ ni ñun ñoo xam ñoo nekk ci privé bi état du Sénégal ñu xalaatoon pour jël ay étudiants yóbbu leen ci privé bi xalaat bu baaxoon la mais juste ko dañuy ñaan rek autorités yi encore une fois li nga xam accord yi nga xam ne moom la signé ay établissements privés yi depuis 2018 ba depuis 2010 étudiant 2018 ba 2019 ñooy état du Sénégal lu mu leen yoraloon 50% la fay établissement privé yi ñu jàpp ne donc loolu des na 50%. étudiants yi ñun lan mooy conséquence bi est-ce que duñu bloquer seen diplôme. tout à fait xam nga tey am na loo xam ne problème yi bëri na problème daaw toogoon na daaw 3 mois 20 jours sans faire cours ndax lan dañu dàqoon parce que état du Sénégal faylu woon te problème boobu itam mën na ñëwaat ndax am na itam yenn problème yi am na ab daje boo xam ne chef d'établissement privé yi amaloon nañ ko vendredi passé te soo gisee ne maanaam yooyu yëpp itam ay mbir la yoo xam ne peut-être danoon waxtaan ak autorités yi pour ñu xool nag ñu mën def pour seen problème yi ñu nga xam ne ñoo ngi koy dund ñu def apporter ay solution mais jàpp na ni en tout cas ak nu mu mën demee su amee lu nga xam ne sanction lay doon ci kaw étudiant lay dal te loolu ñuy gën a bañ. ñu jàpp mais le fait que état arrêté na aussi est-ce que amul risque parce que bu leen bàyyee ndax di ngeen jox seen diplôme. non mënoo ko jot bu fay parce que privé souvent. mënoo ko jot parce que yow ku ñuy dàq ngay jàng ñu lay dàq mais conséquences yi démarré na déjà yow te soo ñëwee amul da nga rattrapé wu da nga gis ne yow par exemple ku war def formation 2 ans jàngoo sax lu mat 1 année mais kooku formation de qualité mënoo ko am foofu. donc yéen daal suñ leen déggee justement bu le état bi gaawul fay wala bu régler seen situation. su ko réglé wul problème dafay daal di tout à fait problème yu doon ñëw yi mooy ñëwaat te diplôme bi mënoo ko jot itam ñu jàpp ni donc lan moo war ak lan ñuy xaar itam si autorités yi mooy nañu jéem a fexe
ba accord yoo nga xam ne moom la signé établissement privé ñu koy respecté mais itam gëdd bu nga xam ne itam moom lañu war ak étudiants yu nekk ci privé bi ñu leen koy jox ndax étudiants yi seen jàng nañu yaakaar seen parents yi si ñoom lañu yaakaar te lu nekk itam ñoo ngi koy def te mosoo leen dégg si lu ñaaw mosoo leen dégg si lu bon ndax xam na ay responsable nañu te ñu xam ni seen avenir seen loxo la nekk te autorités yi dañ leen war a jàppale. jot ngeen ay engagement am ngeen ci kilifa yi ngeen ci jot a waxal pour seen ñun waxtaan nañu ba sonn def nañu ay rencontre def nañu ministère dem nañu waxtaan aussi avec le médiateur de la République ki nga xam ne aussi moo fi jóge muy Aminata Touré directeur cabinet muy Cheikh Ba rencontré nañ ko donc nga gis ni ñun juguñu rek di wax wala jug rek di dem ay émission mais dañu def médiation mais dañu gis ni joxewul dara ay promesses tey doon te lu si gën a bon mooy que kilifa da ngay fexe ba ku nga xam ne moom nga jiite soo wax nga koy déglu mais itam soo ko dégloo bu mu yem rek si wax jooju mais jéem a apporter ay solution pour loolu nga xam ne moom lay doon ñaxtu loolu mu bañ ci dellusiwaat ndax jàpp na ni dëkk bi ñu fi nañu bokk duñu dem fenn duñu yëg benn gaal pour dem fenn fi nañu bokk te xalaat nañu itam luy doxal dëkk bi si ñun lay jógee donc ñu ni jiite ñi dañoo gën a bàyyi xel jeunesse bi moo ko ñuy def te lii rek mooy tax ñun di découragé di yëg si ay gaal di dem si leen loo xam ne du leen gënal mais dana bëgg a tekki mais itam bëgg seen bopp ak seen famille lu baax. justement loolu xam naa dañuy ñëw ci Arif voilà Arif dañuy ñëwaat ci solution yi rapidement xam naa ne